jërë ngeen jëf ci wàllu réalisation bi ñuy jaajëfal waa régie di feddali kóllëre sénégalais yi ànd ak ñun àjjuma su ne bu waxtu bi jotee ci seen émission dossier à l'écran ñuy waxtaane ay ponk yu fasantikoo jëm ci tolluwaayu réew mi rawatina ci jamonoy politique ci mbirum politique rawatina nag jamono yi nga xam ne ñu ngi jublu ci élection présidentielle ñu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak ñeent ci fàttali ci weeru février gi nuy seenu ci atum 2019 jëm ci élection yi nag ab processus la boo xam ne bañ ko tàmbaleeg léegi yàgg na lool dem na ci at dem ci ay weer waaye ba léegi rek bés bu ne mu am la cay xew wala am yañ ciy dégg jamono ñu toll nii gannaaw bi nga xam ne dañu bàyyeekoo ci maanaam processus su parrainage bi dafa am ay yëngu-yëngu ñu mën ko dippoo violence maanaam ay fitna gu jóg ne ci mbedd mi ne sax ci fi nga xam ne moom moo di espace public mu ñeel ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu politique dem sax bay laal askan wi nga xam ne tey jii ñoom ñooy tànn ka nga xam ne moom moo leen doy ak ka leen di sopp jëm ci élection yooyu le mu tax ba nag jafe-jafe yooyu violence boobu fitna googu ñu bëri jóg nañu di ci wax di leader religieux yi maanaam këru diine yi waa ñi nga xam ne ñooy société civile ñi nga xam ne sax ñooy politique yi waaye politique yi ci seen i bopp ak ñi nga xam ne ay taxaw seetlu la ñu mu tax nag dafa mel ni sax askan wi fi mu toll nii seen nopp dafa taxaw loolu yëpp nag ngir waxtaane ko lan moom moo koy suuxat naka la ñuy def ba yegg si fii ak nan lañ koy saafara nan la ñuy mën a def ba li nga xam ne mooy tiitaange boobu it du mën a dem wala fitna googu du mën a dem ba yegg ci élection yi nga xam ne moom la ñuy séenu muy élection yu mucc ci ayib ku ci nekk gis ci sa bopp Sénégal yi tànn ka leen doy ak fa mu leen doye ak ki leen neex kon loolu lu ñu fas yéene waxtaane tey ci plateau bi nga xam ne nag ñi ko sekk ay kàngam lañu bàyyeeku ci ay maanaam kuréel yi fasantikoo ñu tàmbale ko ci nag ki nga xam ne moo di Abdourahmane Sow moom mooy président COS M23 di ab kuréel boo xam ne ñoom it dañoo taxaw di saytu di xool tolluwaayu réew mi ci fànn yu bëri te ñoom it ñu bokk ci ab coalition boo xam ne ñu ngi ko tuddee pencum askan wi Abdourahmane Sow dalal nañ la ci waxtaanu tey bi. bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyidina Muhammad wa sallam. Bamba ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu waa RDV seen téléspectateurs yi fi ñu nekk ci àdduna bi yëpp di nuyu suñu naataango yi toog fii di ñaan yàlla suñu borom comme d'habitude mu dugal ñu ci waxtaan bi ci jàmm ñu jeexal ko ci jàmm incha allah te bépp kàddu buñ fiy yëkkati rek mu nekk kàddu boo xam ne day jëm ci defar kàddu boo xam ne dafay indi jàmm ci réew mi surtout élection yi ñiy dëgmal ni nga ko waxee mais li ko lal nekk dëgg te yàlla rek tax incha allah. jërëjëf Abdourahmane Sow muy président bu COS M23 yaa ngi toog ci wetu ki nga xam ne moo di Fadilou Keita nag toogal fi coalition Sonko président Fadilou Keita dalal nañ la ci waxtaanu tey bi yooyu itam. jërëjëf Bamba merci beaucoup ci invitation bi may nga ñu occasion encore une fois ñu mën a toog ak askanu Sénégal bi yëpp waxtaan ci ay questions yoo xamante ne dafa laaj biñ demee ba mu toll ci yenn waxtu yi ñu weccoon ci si xalaat donc ñu ngi lay remercier bu baax ci invitation bi di gërëm di nuyu tamit sama naataango yi nga xamante ne ñoom laa seqal plateau bi. jërëjëf Fadilou Keita nga bokk ci coalition Sonko ma gën a préciser ne rek ñi nga xam ne ñoo fa yore kàddu gi muy pôle de communication ci nga bokk ñu ànd ak waxtaan bi ci sunu mag Babacar Diouf di analyste politique. xam-xamam màcc it ci wàllu koom waaye it ci taxawaayu journaliste ndaxte it Babacar ku wax fitna it journaliste yi génnuñ ci xam naa loolu dina feeñ ci biir waxtaan bi dalal nañ la di kontaan ci wuyu sin bi ñu wuyu see tey jii ci waxtaanu tey bi le jërëjëf Bamba dañuy dolli rek di la remercier di la encourager ci liggéey bi ngay def ci wàllu tas xibaar bi nuyu suma mbokk yi Abdourahmane Sow sant bee ko yàq Fadilou Keita ak sama doom baay honorable député Abdourahmane Diouf te ñaan waxtaan bi jur njëriñ.
jërëjëf Babacar Diouf ngay analyste politique di gëstu ci mbirum politique ak tolluwaayam ñu jeexalee présentation bi ak honorable député Alioune Badara Diouf moom muy président commission défense et sécurité ci assemblée nationale mu doonoon plénipotentiaire wala muy plénipotentiaire Benno Bokk Yaakaar ñi leen di taxawal ci wàllu politique maanaam saytu ko ci biir Ndakaaru honorable dalal na yow itam ci waxtaan bi. jërëjëf may wax auzu billahi mina sheytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim di la nuyu di la gërëm di la sant si invitation bi di nuyu aussi sama naataango yi monsieur Sow monsieur Keita ak suñu mag Babacar Diouf di nuyu également téléspectateur u RDV yëpp. jërëjëf honorable député Alioune Badara Diouf foofu sax la ñuy tàmbale ak yow la ñuy desandi ndaxte wax nañ ko coow li bëri na lool. coow ci mbirum maanaam xat-xat fitna coow it ci yeneen mbir yi nga xam ne dafa laxasoog politique waaye it koomu réew mi xëy na dañ ci ñëw incha allahu rabbi waaye coow loolu ak violence bi dañu gis ne ñu bëri ñu yëkkati kàddu wax nañ ko ni ki sànq këru diine yi ak ñeneen ñi nga xam ne ay taxaw seetlu nañu yow itam bu ñu waxee coow suñu xel dem ci assemblée nationale ndaxte itam ci toogaay bi fii naam Benno Bokk Yaakaar nga fi toogal waaye it ñun ñuy préciser ci présentation bi yaa jiite commission défense sécurité ci assemblée nationale coow loolu am ci réew mi assemblée nationale mu ngi ci session fan yi donte xëy na du sujet ba waaye dégguñu xëy na ñu àddu ci lu mel noonu jamono yi sëriñ si wax ñëpp di wax loolu naka lañ ko mën a jàngatee ndax la nit ñi yëg ba mu tiital leen mu indi psychose ci seen biir yéen député yi da ngeen ko yëgul ci assemblée wala rek da ngeen yaakaar ne mbir la boo xam ne xëy na waruñ ko foo mën a tudd. jërëjëf Bamba gërëmaat la rek sant la parce que fi ñu toll ci réew mi quand même nga def émission bu mel nii dafa am solo parce que Sénégal dafa di réew moo xamante ne dañ ko dàkkantele réewu teraanga réewu jàmm naka jekk bu élection jegesee danañuy tiit sëriñ si jóg n'est-ce pas kilifa diine kilifa aada ak ku mu mën a doon jóg wax pour que rek jàmm topp ci mu am ci jàmm également jàmm topp ci wante am nañ yaakaar ne jàmm rek a ci am te jàmm rek a ci topp parce que sëriñ si ñi ngi koy ñaan tey rek sëñ Mountakha suñu sang bu tedd ba joxe na sax ay ñaan yoo xamante ne war nañ koo def lendi yooyu yëpp pour ñaanal askan wi jàmm am fi ba tax na xam nga coow bu amee d'habitude dañu naan le débat politique coow li lu ko waral mooy parti dañuy dem ci jongante yaakaar naa ne coow fu mu gën a war a mun a amee fañ ko war a gën a mën a waxee wax nga ko léegi mooy assemblée nationale bi ñu nekk danay am des débats contradictoires mais après bu jeexee jeex na ñu delluwaat suñu jàmm donc mais lii ñu gis nii tey yaakaar naa ne coow li jógewul fenn lu dul ci opposition parce que boobaak léegi opposition ngay dégg ne ñoom ñi ngi marche ñi ngi xeex ak li nga xamante ne moom mooy force de l'ordre yi les forces de défense et de sécurité mais dégg goo benn yoon ne parti au pouvoir tey mi ngi jongante wala mi ngi jàppante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy force de l'ordre yi. ci opposition boobu nga xam ne nee nga coow li ci ñoom la sax. waaw dañu gis ne itam liy yàqu ci ñoom la gën a ëpp wala boog ci ñoom la fësagum. waaw ndaxte bu ñuy wax ci violence bi proprement dit siège bu Benno Bokk Yaakaar. caxat-caxatee nañ ko bu coalition Khalifa caxat-caxatee nañ ko bu ci mujj mooy bu Yoff bi nga xam ne waa Pastef ñoom ñoo ko moom barki Dembo Ndiaye ñuy joxoñ sax baaraamu tuuma koo xam ne dafa bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar kon loolu aussi dafay xaw a safaanook li nga wax ne ñoom ñoo coow waaye la yàqu ñoom ci ñoom la dal loolu naka la mën a nekkee. xam nga sax balaa maa yegg foofu naa la wax ne la ñoom xëy na coow li ñuy coow man jàpp naa ne c'est normal parce que dañu nekk ci opposition nag boo fa nekkee da nga war a opposer wu pouvoir wante ci ay anam yu légal mais malheureusement pour eux gis nga boobu ba léegi ñi ngi woo askan wi pour que ñu ñëw jàppale leen ci xeexu politique seen intérêt bopp parce que boobaak léegi nguur gi fi nekk
deful dara loo xamante ne ni menacé na askan bi ñoom seen intérêt bopp lay menacé moo tax ñoom itam ñoom ñooy jóg di xeex li la koy firndeel tey xeex nañu xeex ba sonn place de la nation dem nañ fu ne yuuxu nañu askan wi génn leen askan wi bañ a génn tey gis nga li ñu def ñu dem université parce que boo gisee tey xeex bi ak force de l'ordre yi da ngay gis ne biir université la ak force de l'ordre yi nekk si biti loolu ça prouve que ne dañoo transférer foofu le combat alors que le combat n'est pas là loolu aussi damay interpeller rek ñi nga xamante ne suñuy rakk lañ suñuy doom lañ ñu nekk université ba ne leen xeexu politique bi ñii di xeex ñoom seen yoon nekku ci ñii dañuy xeex parce que seen wareef la dañu bëgg a foqati nguur si ki nga xamante ne moom moo fi nekk beneen bi mooy vous me parlez le siège de Benno Bokk Yaakaar kenn mësu ko quand même saccagé loolu moom fausse information la woon. boo ko gis-gis. waaw voilà donc boo ko gis-gis voilà benn te loolu ñoom seen i biir la woon. gis-gis. loolu seen biir la woon ñoom opposition bi ñoo dem fekk seen i leader di réunion ñu ñëw jóor leen ay xeer ne leen génn leen ñu wàcc si mbedd mi. c'est comme ça que ça s'est passé pour l'affaire Sonko. moi je pense que ne siège am bële xam nga nag ñun yàlla may na sénégalais yi xel sénégalais lépp lañ ko mën a waxal ba mu des ñàkk yeew day analyser te day topp action li xew Yoff te ñu bëgg ko jiiñ sax ay responsable moi je connais très bien suñu responsable bu ne foofu weñ sax du ko ñemewu koo rey bay def violence ci ay siège jàmbur ça c'est impossible c'est impensable ce qui s'est passé là-bas je pense que ne lu ñu instrumentaliser la lu ñu monter la à toute pièce voilà bëgg a gëmloo nit ñi voilà on a saccagé le siège de Sonko loolu tàmmal nañ ñu ko moom Sonko tàmmal nañu fee yu mel noonu barke Dembo Ndiaye n'est-ce pas la ne si parrainage bi la ne dugg nañu kër yaayam gendarmerie dem na kër yaayam pour nangu ay fiches de parrainage alors que te defe naa ne ñun politique yi ñun mun nañuy wax sax di jéem a leurrer askan wi mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy les forces de défense et de sécurité ñooñu dañu prêter serment lu ñu wax dëgg la kooku taxaw na miim ne loolu amul du dëgg ku mel noonu mu ñëwee la mu def assemblée nationale wax ko mu ne weng maître El Hadj Diouf mi nga xamante ne àndul ak ñun àndul ak mouvance présidentielle mu taxaw weddi ko bu mu naan député yi jox nañu leen ku nekk 10 millions wala ñu ngi leen di waaj a jox 10 millions il n'a jamais été question musta am assemblée nationale te maître El Hadj Diouf moo ko weddil boppam jour boobu moi je siège n'est-ce pas à la conférence des présidents Diop Decroix si boppam mi ngi toog keroog moom moo doon siège keroog au nom de qui n'est-ce pas mais li mu wax c'est clair nee na wax dëgg yàlla loolu amul xam nga ba mu ne sax ma nettali la benn anecdote mu ne waaye man de damaa ñibbi sax soxna si naan ma waaye yéen da ngeen fayeeku 10 millions nga bañ ma ko wax. ku la wax loolu Diop Decroix moo ko wax c'est-à-dire que tàmmal nañu ay faits yoo xamante ne ni finalement dañuy gis ne voilà c'est du montage. c'est de la manipulation. waaw et loolu ay faits yu bëree bëri ah. ay faits yu bëree bëri. xëy na ñu ñëwaat ci ko Fadilou kon ci loolu bu dee dama jàng li nga xam ne mooy propos honorable déjà ci la nga xam ne moom moo xew ci Yoff mënuñ ko génne ci violence quand même parce que mooy acte bu mujj ak yeneen ñaar yi nga xam ne cité naa ko bokkul nag ak li xew tey moom sax yegg na ci université jàmmaarloo ba ci marche bi nga xam ne jeunes yi bokk ci opposition bi ñoom ñoo ko woote woon ñu dogu woon ne it avec ou sans autorisation daañu dox loolu ban njeexital la war a mën a am ci démocratie d'abord wéy ak la nga xam ne itam xëy na dañu jàpp ne moom la ko yéen la concerné yéen ci seen coalition bi ne ñoom war nañ ko mën a xaw a génnee ci violence ndaxte li ngeen jëfal seen bopp la. jërëjëf Bamba man de dama jàpp ne bu ñu toogee fii di waxtaan aussi ay sénégalais yu bëri li ñu seetaan sénégalais yoo xamante ne gënuñu leen jàng gënuñu leen baax juddu gënuñu leen baax formation gënuñu leen baax ay parents gënuñu leen baax dara mais yàlla moo def tey ñu nekk ay acteurs politiques di yëngatu ku nekk parti bi nga nekk ñu wóoluñu yónni ñu fi donc suñuy waxante tamit war nañ mën a wax loo xamante ne sénégalais yi war nañ ko mën a dégg war nañ aussi war a mën a tënku ci dëgg. parce que dama jàpp ne loolu la loo xamante ne am na solo trop ci kilifa buy wax loo xamante ne ëllëg su nekkoon yaa waxoon lii du daw dellu ci ginnaaw dama bëgg tontu tuuti si monsieur Diouf li mu wax ni Macky Sall bi mu fi nekkee ba léegi deful dara loo xamante ne
war na mën a tax nit ci bu ñu leen woowee ci mbedd mi ñu génn. li gën a ndaxte violence boo koy xool du violence physique kese violence verbale am na. li ma jàpp ci année bi bokk na phrase boo xamante ne man daf maa choqué bokk na bis bi mu taxawee ni yenn rapport yi maa teg sama loxo yenn rapport de contrôle yi ku ñu fal ngir bonne gouvernance ki ñu fal ngir reddition des comptes ku ñu fal ndax rupture nga taxaw ñu jël ay milliards di ko def seen institution de contrôle nga taxaw ne Sénégalais yëpp di la xool ngay leen man am na rapport yoo xamante ne maa teg sama loxo loolu mooy violence bi gën a grave violence matérielle yi graaw na mais violence bu jógee ci président de la République une institution boo xamante ne ñun ñoo ko fal Sénégalais yëpp a ko fal taxaw wax loolu kooku violence la boo xamante ne mu gën a graaw violence yi nga xamante ne moom lañ def benn bis topp mu ne dañuy instrumentaliser affaire u siège Sonko dama bëgg wax ni siège bi comme ni nga ko waxee léegi am yenn siège yoo xamante ne jot nañ leen laal mais damay wax Sénégalais yi ne jógewuñ tëb dal suñu siège dafa am fu sore fu ñu jógeek ñun def nañ fi parrainage ñu dem kër yaayu président Ousmane Sonko bi ñu demee kër yaayam mu jël affaire bi teg ko sur la place publique dañu def conférence de presse bi ñu defee conférence de presse leeral waa DIC jël si suñu responsable bi nga xamante ne mooy Birame Souleye mooy si parti bi la nekk ñu jël si ko yóbbu ko entendre ko bu nekkoon li muy wax du dëgg tey mun naa am dugal nañ ko prison mais mi ngi fii dox ay soxlaam sànq rek laa ko gis si fi ñuy liggéeyee. mu nekk benn ki nga xamante ne moom lañ yónni woon nee na ay instruction écrite la jot frère am moo génn wax ko te vidéo yaa ngi fi boo xoolee YouTube di nga ko gis donc loo xamante ne la kenn mënu koo naatable mu nekk benn violence ñun ñu def Kër Massar benn meeting bu rëy ki ko organisé woon suñu responsable boobu Mariama Sagna ñu gisee ak moom foofu Sonko moom la mujjee waxal balaa moo jël kàddu ñu faat ko ci guddi gi mu nekk benn affaire boo xamante ne ñun ñëpp daf ñoo traumatisé ba léegi duñ ko mës a fàtte ñu jóge ci loolu tamit ñu jàpp suñu leader jamono bu nekk ñu gis ay hauts responsables koo xamante ne mooy jëmmal Sénégal ca parlement CEDEAO taxaw saaga xàccat Ousmane Sonko di ko tele ñëpp di gis koo xamante ne gis nañ ko ci bande sonore mu saaga président xàccat ñëpp di dégg loolu tamit beneen forme violence la balaa ñu ñëw si siège bi di ko saccagé siège bi ñu ko saccagé man dama jàpp ne ay responsable lañ man ñii ñëw féete mag mais ay responsable lañ ñun ñëpp tey ne serait-ce que benn bakkani doomu aadama ba nga xamante ne mën na fa rot ndax nit di nga ñëw si moom yore jaasi mu daw mais di nga ñëw si moom yore jaasi mu song la ndax nit ci tolloowuñu agent sécurité mi ngi foon mën nañ koo faat ay xale yu ndaw ñu ngi foon nekk militant mën nañ leen faat donc dama ragal ni dama yaakaar ni suñuy waxante dañuy waxante loo xamante ne Sénégalais yi mën nañ koo dégg ba pare nañ xool kàddu yi ñuy wax en tant que responsable parce que tey ñu tabb la nga nekk assemblée nationale 165 personnes sur 15 millions de Sénégalais loolu tànneef la donc responsabilité bu mag a mag lay laaj beneen affaire bi mooy 10 millions yi mu wax sànq 10 millions yi ma li ma rassuré soxla ma dégg ne député bi wala député bi la wax na léegi mais ki ñuy incriminé muy Ousmane Sonko mi ko wax président Ousmane Sonko bi mu koy wax Moustapha Niass mi ngi toog président assemblée nationale toog ci ginnaawam mu ne li may wax président Moustapha Niass mi xam na ko ndax PV réunion ba nga xamante ne moom la fekke woon man yore naa ko Moustapha Niass mi ngi woon toog ci ginnaawam te Moustapha Niass weddiwu ko mi ngi toog ci ginnaawam mu ne am na sax benn président groupe parlementaire mi ngi fii fekk na ko su leen bëggee ma wax bi mu koy wax donc c'était devant témoin te yàgg nañ tegal ay dossiers yoo xamante ne ba tey ba sànq virgule mënuñu ko see dindi tey la mujjee seen ministre des finances dégg nañ ko muy wax mais bu mu waxee ñëpp dañoo ruus parce que yaakaar nañ su waxee Sénégalais yi gindeeku donc man li mu wax loolu laa ci 94 milliards yi ngay wax. exactement moom wax noonu. waaw léegi ñu ñëw ci Abdourahmane Sow yéen ngi bokk COS M23 di société civile. ndaxte li am na kot na jon bokk ngeen société civile ñi nga xam ne ñoom ñu ngi koy ñaawlu ak ñi nga xam ne ñoo di sëriñ si këru diine yi ak taxaw seetlu yi ci bi ngeen ko gisee d'abord naka ngeen ko teewloo violence boobu nga xam ne mu ngi fii rawatina sax jàmmaarloo yi bu ci am tey ak kër yi nga xam ne yegg nañ fa caxatee ko balaa ñuy ñëw ci la nga xam ne mooy sabab gi nan lañ ko mën a expliquer ci jàngat lan moo ko waral nañ def ba yegg si fii. waaw li ñuy njëkkee mooy di rafetlu bépp doomu réew mi moo xam kilifa diine église bi tous les leaders d'opinion qui ont en tout cas estimé la nécessité en tout cas estimé nécessaire ñu yëkkati kàddu
ci lu jëm ci élection yi ak ci violence yi parce que ñun soxla woon nañ ko ñun askan wi mu am ñoo xam ne bu ñu waxee dinañ leen dégg ñu rappeler à l'ordre les acteurs autant l'opposition que le pouvoir que ni réew mi alal bu ñëpp bokkul en bien commun que ñun ñëpp dañ ci am àq ci jàmmaarloo yi ñuy am waruñu si mën a indi fitna ba teg nit ñi lor te ba tey jii lor googu mi ngi am donc loolu ñu rafetlu ko benn ñaar ñu naan toute forme de violence est à bannir et à condamner quel que soit son en tout cas son origine fu mu mënti jógee ñun nous sommes contre la violence bi ci des te ëpp solo mooy toute source de violence est à éradiquer parce que comme dans la démarche scientifique il s'agira peut-être quelque part de commenter mais surtout d'expliquer le pourquoi mooy li nga ma laaj lii tax violence indi moi am nii dañ jàpp ne que un contentieux la parce que même bu dee dañu nekk société civile gars yi ne dañuy tëddee njaaxaanaay dinañ ko tëddee ci acteurs yi mais duñ ko tëddee ci dëgg ak lu dul dëgg. ndaxte joxoñ am na déjà parce que boo dégloo honorable li mu waxee. dafa ne violence bi ci opposition bi la. xam nga foofu aussi. waaw honorable ndax yéen perception boobu ngeen am. ci li nga xam ne moom moo xew. mënuñu am perception boobu parce que avant que les acteurs politiques di wàcc ci terrain bi ñun dañ leen fa jiitu ci li nga xamante ni mooy am ci réew mi te d'accord ñu ci boobu acteurs politiques yi sax jógaguñu parce que balaa violence bi di ñëw la ko indi mooy. démocratie bi nga xam ne dañ jàpp ne ñi ngi koy salfaañee parce que tamit lépp loo xamante ni mi ngi am fitna ci réew mi lenn rek moo ko mën a indi mooy lu ñuy wax injustice kese moo indi problème yi dund yëpp te ngi nga xam ne moo ko war a mën a doxal am opportunité bi muy le pouvoir ñoom ñoo koy jalgati parce que mooy li ma tàmbalee ne réew mi luñ bokk la kenn moomu ko ñun nag yàlla dafa def ñu nekk société civile particulière bu traverser le temps parce que tey ñi yor pouvoir ba naan l'opposition est dans son rôle ba ni ko honorable di waxee naan askan wi bu leen génn ñii politique yi ñi ngi seen i ay contentieux mais c'est les mêmes avec qui on était quand il disait askan wi sortez 7 ans bëri na bëriwul man peut-être honorable ñi ngi doog a gisante mais le président de la République on était là ensemble. Le président de l'Assemblée nationale, on était là, il avait brandi une pierre en face de l'Assemblée nationale. Ils nous ont harangués, ils nous ont outillés pour combattre contre le régime libéral. Cependant que nous, on combattait pour la démocratie. Et cet état d'esprit, nous habité bataille. Il y a un Sénégalais ou bien une Sénégalaise qui ne comprend pas les enjeux, qui croirait que nous sommes manipulés, qui croirait que nous sommes yàqal. Fait que ñun ñi ngi ci beneen dimension ñun seetatuñu qui est l'acteur le contenant ne nous intéresse plus c'est le contenu c'est la démocratie sénégalaise c'est les libertés c'est les principes c'est les fondamentaux de ce pays qui sont à terre à cause de ce pouvoir ci benn fenn rek laa koy teg man je n'aime plus et je ne ferai plus de débat scientifique ça n'en vaut pas la peine c'est des actes yu ñu fekkee ak acteurs yi nga xam ne tey ñi nga xam ne ñoo la doon wax démb nañ dem xeex contre Ablaye Wade salfaañe na démocratie noot na justice bi 3e mandat c'est illégal anticonstitutionnel l'actuel ministre de la justice génnoon ne li conseil constitutionnel di wax c'est un avis boo xamante ni tënkul président de la République li président de l'Assemblée nationale di wax c'est un avis c'est pas une décision c'est pas une loi quand ce même ministre ou bien ces mêmes acteurs génnaat pour les mêmes textes naan ma la ma la waxoon démb avis la ba ne la génnal xeex ba Mamadou Diop ñu war ko feetal le 31 bii dee yeneen Sénégalais dee mu ne ma loolu naxe mbaay la woon mais dama naan kii ku mu yàpp wala boog ñii ñan la ñu yàpp donc Sénégalais bi nga xam ne comprendre wala dafa xaw a ragal nañ ko nangu dafa am ñu ragal am ñoo xam ne peut-être ils ont démissionné am ñoo xam ne comprendre ñu agent bi parce que dootul ay politiciens beeg société civile opposition pouvoir dëgg ak lu du dëgg te ñun nag ci lu terre à terre li ñu jàpp ndegam ñun ñoo àndoon ñu daan réunion kër Amath Dansokho tous les jeudis 2009 ba 2012 di xeex Ablaye Wade ñoom Alioune Tine démb ñoo nekkoon benn plateau gàddu woon xeex bi parce que démocratie lañ jàppoon ne mi ngi daanu donte nag il faut accepter que au moins le président Ablaye Wade a posé des actes forts en termes démocratiques que lui il a accepté qu'on soit devant l'Assemblée nationale encadré ñu ne 23 juin loi bi di jàll que lui il a accepté que le 19 mars qu'on soit à la place de l'indépendance avec Sidi Lamine Niass
pour souffler et manifester mais que pouvoir bi fi nekk tey ku génn mu rëq sa ndigg naan force restera à la loi ñu ne ko force restera à la foi suñu ay ngëm-ngëm ñi ñuy jiiñ parce que fii du ñu ragal man xawma kuy opposition kuy lii xam nga lan la man dama jàpp ne dëgg mi ngi nii principe daal nga principe bi mooy waaw lii wax dëgg la pas d'appel à l'insurrection c'est irresponsable on ne le fera pas bu ñu taal réew mi mais que bu kenn nangu ñu ñuy def ay ngeen baal ma il faut mu utiliser ko tey ay yambar wala ay ragal ba di def lu la neex parce que processus bi indi fitna gi tey mooy président de la république boo xam ne saa ay wootee dialogue day naxe président de la république boo xam ne dafa yor justice am buy protéger ay militants on te parlera de 94 milliards de Mamour Diallo on l'a jamais convoqué on te parlera de 29 milliards pour IGF Mame Mbaye Niang il est là à se pavaner comme un gros bébé nekk di nargue nit ñi ci plateau yi kenn du ko wax dara on te parlera du directeur du COUD ak ñeneen il a dit qu'il a des dossiers on manipule di tëj ñii Khalifa 1,2 milliard kii 29 milliards mais nguur gu amul kersa ñu xam ne nekkoo ci dëgg ça ne te fait rien nga wow bët yaa ngi exaspérer nit ñi ba tey ngay rëccale naan génn leen xeex du sago yaa ngi may comprendre donc bu fitna amee ngeen baal ma ñi ngi saluer ñii woote na jàmm am mais dama bëgg ñu dolli ci ñii woote bu ñu waxatee bu leen woote insurrection bàyyi leen fitna gi nit ñi jàpp ci yàlla ñu wax waa ji mais yow nekkoo ci dëgg tant que defuñu ko demi-versé la ñuy wax alalaahu bi dafa yeggut église bi wax ji dafa yeggut leader yi wax ji dafa yeggul opposition bi bu leen taal réew mi yow Macky Sall na ngay def dëgg boo wooyee diw tëj ko indi sa parrainage bi impopulaire barricade dëkk bi génn gendarme yi dóore teguloo ko fen boo bëggee jàmm am waaw kon dafa mel ni Abdourahmane Sow raison yi nga évoqué bëri na ne moo waral fitna gi tey jii nga xam ne moom moo jóg Babacar yow ngay taxaw seetlu di jàngat doxalinu politique ci Sénégal bu ñu demee tey jii ba ci bu ñu déggee kàddu yi fi jot a feeñ ñu mel ni ki violence bi lu normal la ndaxte bu ñuy àddu ci honorable dafa ne ci politique lañ nekk opposition dafa war a am na ni nga xam ne noonu la war a taxawee ci contestation bi laa mën a wax mais contestation bu demee bay jur li nga xam ne moom moo naam mooy fitna tey jii wala ay fait yoo xam ne tey jii ñu ngi fay yàq bi fi jàmbur ak yu demee nag jàmmaarloo nga xam ne mu ngi am ci diggante alkaate ak yu doon ndax rek dañu war a nangu ne politique noonu la war a doxee wala boog am na fi nga xamante njaw dese na fa xàmmiñ. jërëjëf Bamba xam nga boo dégloo ñetti nit ñi wax rek nga xam ne problème mu Sénégal leer na naññ ci xel yi bu ñu nangoo am tuuti dal nangoo xool te bañ parparloo ndax nit ak ku nekk am nga sañ-sañu am foo féete waaye lii Abdourahmane doon wax bu dëgg ñëwee mun nga taxaw ne dëgg bi fii laa ciy yem fii laa ciy jublu wala nga maandu ca sax xam nga nañu fàttaliku démb ci cosaan ak aada nguur naka lañ ko doon jële ci doole la woon dañ doon xare pour jël nguur démocratie àddina moo dox ba mu ñëw mu ne c'est le système le moins mauvais ndax nekkul ne dafa gën mais ci système yi moom moo yées na moo tane waaye moo tane ci kaw tane boobu nag da nga war a séddale mbir mi léegi comme nit ñi lañ doon xeex ñu bàyyi xeex bi ñu ne yow nguur dañ lay jox alal bi ci xalaat bi nga waxoon nga doxal yow mii def yow yaa mun a def ki nekk ci opposition yorul alalu réew mi mënul liggéey kon kooku lan lay am mooy mu ŋàññi la ngay def wala mu ne man de waaw góor waaye lii su nekkoon man ma def lu ëpp lii loolu mooy débat idée bi ñaareel bi boo déggee li Alioune Badara wax ci siège yi ñu saccagé ak yeneen nga dégg suma mbokku Pastef li mu wax ñun mënuñoo xam dëgg bi mais état ak république ak démocratie moo tànn ci ay citoyens mu jox leen ne yéen a war a féetewoo doole ngir ngeen mun a dóor ngir ngeen mun a jàpp ngir ngeen moom rek a ko am ci nguur muy les forces de l'ordre mais forces de l'ordre yooyu bu ñu demoon lii waratul am lu lëndëm est-ce que dafa am ñu dem kër Ousmane Sonko di sa kër yaayam dafa loolu ñun buñ ko déggee mun nañu ëlëm waaye logiquement enquête ba war na koo mun a leeral
ba ci ay fan yu néew ñu wax ñu ne lii ak lii moo fa te xew. boobaak léegi yàgg na waaye. yàgg na mais xamagoo. waaw comme li ñuy def nii Pastef barke démb. ñii ne ñoom ñoo ko taalal seen bopp ñii ne fële di jóge lépp day am te xel mun na andi lu ne. lu ne waaw. mais loolu état moom moo war a dem enquête nit ñi xam bu baree sanctionné nit ñu sanctionné ko. xam nga keroog dama toog keroog ak ay nit ñuy waxtaan ma ne leen des fois nañuy àbb philosophie li ñuy wax le raisonnement par l'absurde maanaam daal da ngay jël doyadi yaradal laaj bi tey bu ñu ñëwoon Sénégal est-ce que enrichissement illicite bañ amee indépendance ba léegi Karim Wade rek moo ko fi def tontu bi lan lay doon bu ñu mënul tontu boobu rek war nañu mënul delloo siwaat suñu xel ci li fi jot a xew nii te loolu mooy tax ña farak moom dañu mën a gis ne lii dañu àtte ci yoon mais ñoom dañuy jàpp ne dañ ko singale àtte ko parce que dañuy jàpp ne am na bu fekkoon sax ne dafa am na jombul ñeneen ñoo xam ne gis nañ leen ñu am alal buñ leen toppoon jombul lu liñ ko tëj dinañ leen ko tëj ñoom lu tax mu yem ca ñoona loolu yëpp nag li muy wone mooy ki nga xam ne moo am doole muy police force de sécurité et de défense yi ñoom bu ñu waree jóg yoon moo tëral ngànnaay yanu yoon xam nga mosu leen gis policier bu dem jël ay paaka ay xeej wala ay masu wala yeneen yor ko moom ay xeetu ngànnaayam yoon moo wax ne lii ak lii ak lii la war a yor loolu mu yor nag c'est parce que démocratie dafa prévoir na ay doomu aadama bu ñu nekkee ci réew bu ñu demee ba déggoowuñu ak nguur ga ca la ñuy doxale am nañu sañ-sañ jóg wax ne ñun déggoowuñu nanguwuñu lii loolu ñu koy firndee naka mooy nga dox ñaxtu dox ñaxtu bi boo yëglee ñu ñëw encadré ko nga ñëw dox nit ñi xool ndax benn nit la ñaar même bu nekkee juróomi nit parce que loolu tam dañuy def erreur bi. waaw mais bu dee da ngay dox ñaxtu te ñu tere la ko nag ndax it ci li nga wax fa nga jëlee historique démocratie bi fu mu toll tey war na la mën a may itam. nga ne rek faw ma dox d'autant plus que léeg-léeg sax nga convoqué itam philosophe ba. kay wax ne it sama liberté. waruma mën a may it ma xañ ma dem ba jëlgati fa keneen ki fa liberté am. xam nga li ñuy jàmbat noonu. waaw man 83 laa dugg université. kon xeex yi ci programme d'ajustement structuré ñun ñoo ko xeex. waaw les vandales ñi ñu doon titré le matin. bu ñu génnee journal ñu bind les vandales ont encore frappé. frappé waaw. ñun ñi ak ñoo xam ne ñu ngi ci. tey nekk ak nguur gi. ñoo ko doon def parce que loolu jeunesse la buy revendiquer. gis nga violence bi ngeen di wax nii mu mel ni dafa bees tey dafa musul jóg Sénégal jëlal élection yi peut-être 78. ça passe encore que foofu am na ay cortèges yu ñu attaqué. waaw nga jël 83 nga jël 88 avant de proclamer les résultats. chars de combat yi génn nañ jàpp nañ ay responsables. état d'urgence am. état d'urgence donc ñun te avant loolu nit ñi lakkante nañ fi ay kër donc violence bi dafa bokk ci cosaanu politiku Sénégal te li tax nag mënul sorti mooy fi ñuy waxee dafay xaw a trop tard parce que xam nga processus. boo xam nga équipe football da ngay gis nit ñi dem seetaani football ñu dóor leen ñu am seen gàcce ñibbi te coow du ca am mais mu am yenn défaite yoo xam ne kenn du ko mun a wanaasu parce que da ngay jàpp ne règle arbitrage ba moom la ñu transgressé nit ki day am le sentiment que mbir mi dañ koo xeex. dinañ ñëw ci perception bi nga xam ne moom la ñu am ci règle yooyu. waaw mais avant perception bi. parce que xam nga doomu aadama. bu fekkee 20 ak juróom-ñaari nit ñoom ñoo dem ne dañoo wëri woon ay parrainage. waaw nga xëy ne juróom daal yéen a mun a nekk candidat gis nga ki nga xam ne dafa jógoon te mu ñor ci moom ñu atte ko ñàkkal noonu te moom nañ ko attele ñàkkal moom jàpp na ne yëpp jaarul ci yoon kooku munoo muusa ka waane ba doo ko puus mu sës ngir mu mun a xeex. lii ñoom Alioune Badara di wax nag loolu dama koy déglu très souvent ay peuple bi topp ñu leen yàlla bu leen peuple bi topp ci loolu parce que xam nga dañuy wax nii rek mais souveraineté peuple moo nekk ci kaw constitution ak lépp bés bu peuple bi jógee rek musiba am na parce que la muy wax loola mooy am ca waxtu booba nekkul li gën kon nit ñi bu ñuy manifester
qualité manifestation dépendrul tellement ci nombre bi. mais ci message bi ñuy joxe. nit ñi mun koo dégg ba ak la tax ñu jóg dégg ba ak la tax ñu jóg. très bien. xam nga Amérique da ngay gis Maison Blanche nga gis benn nit bu ñëw yor pancartam taxaw di manifester message bi day jàll. te message boobu mun na am lu mu soppi. kon contestation dafa bokk ci démocratie. marche dafa bokk ci démocratie. di nga dem nag ba mu am ay débordement moo tax ñuy laaj déclaration parce que. waroo organiser ak loolu exception la waroon doon. parce que ñun le système déclaratif. da ngay dem yëgle ne damaa bëgg a def marche. fii ak fii ak fii lay jaar. très bien mais abus de pouvoir bu fa mu buggee nekk. mooy nga ne fii lay jaar nga ne non foofu la ngay yàqal nit ñi. gannaaw suba mu wax nga génne ay principe bu yàggee nit ki day gis boppam. d'accord te bii man en toute sincérité. préfet bi. waaw bi ma ko dégloo. liir naa ko sax il a essayé de justifier. waaw. mais man très sincèrement man bu ma nekkoon place am psychologiquement moom waroon na mun a jiitu xale yi parce que xale yi dañoo nekkoon ci logique provocation. c'est les jeunesses de parti ñoom ñoo toog wax ne déclaré nañ. te par force. dinañ dox suñu non seulement dinañ dox. mais itinéraire bi kenn duñu ko changé loo. dès l'instant où ñu wax ko rek xam nga ne problème day commencer am. parce que nekkatuñu ci logique wu demande d'autorisation simplement mais ils sont dans la défiance. état tamit ay temps day bëgg a wane dooleem ba tax na fi mu ne nii malheureusement nous avons les prémices de la violence mais violence bi dëgg di mu nar a taxawee feeñagul. non entre nous les conditions la situation est très très chrysogène. beneen erreur bu ñuy def mooy xam nga kiy déggal sëriñam boo sàgganee moom am na yu bëri yoo xam ne du ca bokk c'est-à-dire am na message yoo xam ne ña koy déglu ñoom ñoo bëriwul ba tax na mun nañu ñaan sëriñ si église bi yëpp wax mais am na ay nit ñoo xam ne seen degré d'engagement pour ñoom donc bugguma utiliser mot bi parce que ça peut être lourd mais mënatuñu dégg daal non xam nga ki jàpp ne day jihaad xam nga jihaadu nafsu da ngay xeex ak sa bakkan mais fii tamit boo demee ba ci kanam nga yaakaar ne yow man ci li ma nekk rek mooy dëgg xam nga boo déggee ni Abdourahmane soo waxee waaw xam nga ne kii nit dëggu la te dafa am fu mu lal xeexam kooku nag bu jógee ci xeex boobu yow amewoo ko force de l'ordre amewoo ko leneen te force de l'ordre li tax ñu wutal ko liif wutal ko lacrymogène wutal ko arme létale lañ ko wax ne yaa moom violence waaye violence bi dafa am yoon dafa am loo mun a def ci waxtu ba nga ko war a def yëpp dañ ko organiser ba tax na état bi buñ ku nekk defee lam war a def enquête yi ñu def ko ku def dara ñu daal la bañ la waree daal yaakaar naa problème yi dina c'est vrai yaatal bi am na solo damay taxawee foofu itam ndaxte bu waxee ci violence bi tudd nga sax les forces de l'ordre de sécurité muy police gendarmerie ak ñoomin seen dafay am li muy fàttali nga xam ne feeñ na sànq ci intervention yi xamatuma kan moo ko wax force reste à la loi waaw wax nañ ko fa mais it dañu gis ci violence boobu fitna gi nga xam ne jóg na ci mbedd mi ya ñuy caxat-caxateeg yooyu mu am li ci feeñ mooy façon ñi nga xam ne dafa mel ni ñooy fajal seen boppam wala ñooy aaral seen bopp ñu tuddee ko milice ñoo xam ne ay ndaw la ñu formé wuñ leen gis nañ ci boo xam ne moom ab vidéo la mu ngi wër ci internet bi ñu tuddee seen bopp les marrons du feu yu mel noonu aussi buy am fekk la police légalement constituée mu ngi fii ndax yooyu yëpp honorable lu waroon mën a am la ci taxawaay bi fi mu toll nii ci réew mi jamono yi nga xam ne ku ci nekk yaa ngi dar say nopp nan moytu leen waaw xam nga loolu dina tax ma wax ne xam nga taxawaayu société civile si askan wi dafa war a nekk à équidistance entre les exerçants du pouvoir ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy opposition c'est-à-dire que mais boo taxawee rek xam nga opposition ñaari fànn la ki bokk si parti politique bi ak ki nga xamante ne dafay combattre nguur société civile bu fekkee ne société civile nga yow régulateur ngay doon. waaw mais bu dee société civile bi doguma la dafa taxaw ne c'est vrai loolu am na combat bi dootul pouvoir opposition mais dafa am loo xam ne ñun dañ ci bokkoon comme ni mu ko waxee démocratie mu cité ay fait ne toll woon nañ fii tey ji loolu mu dégradé wu ba la nga xam ne ñoo ko tabaxoon xam nga kañ laa doon gëm suñu naataango bi nii Abdourahmane Sow
bu fekkoon ne mës na taxaw benn yoon rek n'est-ce pas opposition def mu ne leen arrêté gis naa ko ci kenn ci société civile bi mooy forum du justiciable muy Babacar Ba man danaay gis léeg-léeg mu song nguur léeg-léeg mu song opposition ne leen arrêté parce que la ngeen di def nii jaaduwul loolu mën naa gëm ne kooku taxaw na vraiment taxawaayu société civile mais société civile boo xamante ne yow jeexaatu nafsu ngay def c'est-à-dire que mu jaral la sa bakkan bi loolu doonatul société civile kooku opposition la et radical même donc kooku wax dëgg yàlla xeexu boppam lay xeex nañu xam loolu ñu def différence bi beneen bi je pense que ne taxawaayu force de l'ordre yi am na solo gis nga ce qui s'est passé à Yoff ci siège Sonko bi mais man xam nga fan laa leen doon gën a gëme bu fekkoon ne dañu bàyyi vraiment police def seen enquête mais foo xamante dañ ko saccagé le lendemain nga ñëw vraiment raxas ba mu set wecc indi ay fauteuils yu bees indi ay kii mais foofu ñoom nan la ñuy amee ay éléments yuy prouver ne lii nii c'est une agression wala saccage la doo ko mën a xam du dëgg donc am na yoo xamante ne bu ñu koy wax rek ñun day xaw a ñaawal suñu xel gis nga li ma doon wax sànq gis nga les leaders jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo initié woon tey marche bi xam nga foofu grand bi les spécialistes la wax na léegi c'est-à-dire que xam nga marche c'est vrai c'est un droit mais dafa fekk ne aussi am na beneen loi boo xamante ne nii moom moo ko sous-tendre c'est-à-dire que dañ leen war a encadrer non ki nga xamante ne foofu la ñuy defee déclaration bi moom moo war a veiller vraiment à ce que nit ñay nekk ci marché bi nekk en sécurité ak aussi ñu bañ a yàqal kenn mais kooku nag bu waxee ak ñoom ne leen man jàpp naa ne fii ak gën nañu ko waxtaanee mais ñooñu buñ ne duñu waxtaan mais évidemment force reste à la loi parce que loolu moo jaadu bu boobaa ñoom quand même danañu taxaw jaamaarloo ak ñoom parce que ñoom loolu lañ doon rechercher te foofu. waaw mais est-ce que aussi état daf leen war a fekk si ci loolu ndaxte itam xam nga dañuy wax ne borom càkk du xeex ak borom te Babacar wax na ko. non Babacar wax na ko. Babacar nee na lu mel ni université. xam nga kooku ñëpp a fa jaar xam nañu. naka la mel. xam nga fukk jeunesse baa ngi fa. très bien ñoom xeex rek la ñuy def du dëgg. donc pourquoi ñoom ñuy dem foofu di fa transférer xeex bi. je pense que ne foofu man de su ma doonoon préfet déjà loolu rek laay njëkk a bañ point de départ bi du ma ko nangu parce que jaaduwul avenue Cheikh Anta Diop jaaduwul parce que foofu c'est un lieu neutre boo xamante ne ñëpp a fay sàkkoo xam-xam vraiment ñu bañ leen a déranger bàyyi leen ñu jàng parce que ñun loolu mooy suñu njëriñ donc ma ne la taxawaayu nos forces de l'ordre toujours dafa am solo parlant de Kër Massar mais l'enquête mais enquête bi suivre na couram ba ñu gis na ña agressé femme bi mais c'est des agresseurs c'est des charretiers manipulation bi ma lay wax ñu koy jéem a jiiñ nguur. waaw foofu laa wax ne xam nga léeg-léeg ñiy gàmmu ak ñiy raas dem du ñu bokk moo tax it ñu mais loolu pour leur montrer que ma ne la léegi ci milices yi nga xam ne gis nañ ko ñuy feeñ ba ñu tuddee benn bi les marrons xam nga yooyu xam nga sénégalais surtout suñu opposition bi gis nga maa ngi dégg woy boobu suy su Ndour xam nga c'est-à-dire que loo def ñu wax gis nga lan lañ fi doon tuddee nos ASP la c'est des milices bu ñu ndàngam tey jii ASP yi boo demee assemblée nationale pouvoir comme opposition ku ne leen di kaasal pour que ñu améliorer seen condition de kii seen situation parce que liggéey bu ñu def c'est extraordinaire boo demee dans l'administration police gendarmerie ak yooyu da nga leen di gëm rek ak les marrons du feu non dama lay wax rek xam nga bañ koy taxawal lan la ñu waxoon c'est des milices waaw du dëgg xam nga ñoo xamante ne ni dañu constitué wu mais tey milice amu fi parce que boo demee MG lan y a pas mal d'écoles yoo xamante ne ils forment des agents de sécurité
forme des agents de sécurité et puis c'est ñooñu bu boobu ñooñu dañoo am statut donc loolu mun nga ko boole foofu mais bu ko tuddee mukk ay milice c'est pas ça parce que nit ñaa ngi fi di daan seen doole bu fekkee ne mënoo ko daane police wala nga daane ko gendarmerie mun nga doon agent de sécurité quelque part gis nañ ko fi ñun ñëpp dañuy dem si ñoom di leen jël ñu ñuy liggéeyal donc par rapport à ça amul benn jafe-jafe amul benn problème te gis nga violence ba ñuy séentu mënul yokk dara ci coow li violence ba ñuy séentu man gëm naa ne parce que aujourd'hui on est presque à un mois des élections te yàlla suturaal na président Macky Sall mi ngi maîtriser situation bi ba nga xamante ne yàlla na bu mu am yàlla na bu fi bakkan rot heure bi fekkoon na presque fukki nit ak ñeent xaw ma fukki nit ak juróom benn daanaka ñàkk seen bakkan si ay affaires yu demee nii parce que xam nga lu ko waral mooy politique yi ñoom rek a jóg Babacar wax na ko bu ñu ñaan yàlla mukk askan wi jóg te boobu askan yu ñoo jógoon parce que dañu sonnoon li la njëkkati woon mooy lan dund bi seeroon na li leen njëkkati woon mooy lan amuñu courant lu leen njëkkati woon mooy lan buñ bëggee jàng duñu jàng buñ bëggee faju duñu faju donc loolu moo yëkkati woon askan yu ñuy manifester. du woon la gouvernance politique foo leen woowee ñu ñëw mais bu fekkee ne politique la man damay jàpp ne man la concerné en tant que politicien est-ce que man jar na wax dëgg yàlla may fekk ay politiciens yoo xamante ne seen intérêt kese moo leen tax a jóg. très bien yaakaar naa ne loolu du ma ko def. waaw parlant des jeunes. tey toutes les radios l'ont relayé. est-ce que gis nga benn yoon ña taxawoon fële di sànni xeer di jaamante kii policier gis nga fa ces leaders là ces jeunes leaders là gisoo leen. kon dafa mel ni mbir mi vraiment naxamaay mu ngi ci léegi ñu wax ci loolu nga xam ne ñu ngi leen tuddee ñi nga xam ne ñu ngi yor gànnaay wala it ñu tàggat leen te loolu milice yooyu parce que ndaxte honorable nee na jarul ñu leen di tuddee milice ay agent de sécurité la ñu jàppee ko noonu ban bis-gis nga ci am ndax itam mën nañu yokk dara ci coow li Fadilou. bien sûr mën nañu yokk dara ci coow li parce que ay nit lañ te nit moom fu mu dajaloo rek souvent bu ñu leen canaliser wul. ndax lu ñu mën a nangu la dans un état organisé. non mënuñu ko nangu mais ban sax fi may njëkk a waxee mooy dégg nañ fi ministre de la république mu toog ne moom de recruté na ay kiiwam ay nerviwam ministre Mame Mbaye Niang xam nga loolu tey état bu responsable bu mu nekkoon man de su doon maa yore tey état ministre bu wax loolu da ngay génn ci dina lay dàq ci gouvernement bi ci saa si. moom moo taxaw tey. am taxawaay boo xamante ne gouvernement bi yëpp ruus nañ ci boo déggee kase nu mu waxee nga xam ne ruus na si Youssou Touré bi nga xamante ne ci ñoom la nekk tamit tey dégg ngeen ko lu mu wax dafa gën dégager responsabilité ba pare tey devant ñëpp wax ne ko lii mu nekkee du yoon un ministre bu taxaw jàkkaarloog askan bi yëpp ne leen man de recruter naa samay gros bras xam nga loolu moo lay wan ne ñoom parewuñu pour créer situation wu apaisement si dëkk bi député soo ko déggee mu wax da ngay xam ne moom li ko gën a intéressé postam boobu mu yore la xam nga lan moo tax waxul ne coow waruta am de mais mi ngi naan ñi taxawoon fële sànniwuñu wala sànni xam nga sànnante balaa moom dafa fekk coow am te coow la koy fay ñun suñu doon en tout cas ñun coalition Sonko président la nga xamante ne mooy suñu taxawaay mooy fexe ba lépp loo xamante ne germe la boo xamante ne mën na jur ay jiixi jaaxa si réew mi mu bañ a am mi ngi naan peuple bi jugul dama koy fàttali le 19 janvier lan moo xewoon obélisque ñun ñoo woote woon obélisque foo sànni mbattu mu tag fees dell à bloc loolu gëj na am depuis 2012 ñoo woote obélisque mu feesee noonu te bi ñu def discours waxuñu benn nit nañ dox dem fële wala nañ sànni xeer wala nañ yàq donc loolu suñu taxawaay fi nga xamante ne laa bëggoon waxee aussi dellu si waat xelam tuuti ne ko marche li ñuy déposer du demande déposer wuñ demande ñetti situation mooy tax nga tere marche menace de trouble à l'ordre public état d'urgence wala mu am événement boo xamante ne dina justifier état déployer ay forces de défense et de sécurité te loolu amul fii gisuñu ko fi jeunes yi ñu bëgg ko ñu bañ ko anam bi ñu ko defee mooy modalité bi mën na am respecté wul les règles démocratiques waaye la ñuy xeex sa fond ba boo ko xoolee xam ne ci dëgg lañ nekk ku ñuy jàppale ñenn ñi Khalifa Sall ku ñuy jàppale ñenn ñi Karim Wade bu ñu fàtte ni liste 25 personnes la Macky Sall tëral ak créé ba nga xamante ne moo ko yee au finish lu ñu fi gis 20 yi transhumé nañ ci moom bi ñu xoolee ba xool benn nit la si jàpp muy Karim Wade modifié constitution bi en 2016 modifié code électoral bi pour dugal lan
terme électeur pour kan pour benn nit ak mobilisation architecture institutionnelle bi yëpp pour xañ benn nit mu nekk candidat xam nga loolu yëpp dafa nekk ay situations yoo xamante ne day concourir à indi instabilité à indi ay situations insurrectionnelles moo fàttali ne Macky Sall fa mu delloo ci xelam parce que Sénégal man Mour Diop bi ñuy wax te mu décédé woon foofu sama cousin la sama cousin direct la suñu kër la mujjee jógee balaa moo dem foofu noonu décédé 10 personnes wala lu ko ëpp daanu pour Sénégal am démocratie ñu doon xeex tey yàlla def kañu fal nekk Macky Sall warul xalaatloo Sénégalais yi war nañ mën a jaar situation boo xamante ne ay bakkan mën naa rot ndaxte ka nga fekk siège am comme ni nga ko waxee sànq di dal ci kawam am na ñoo xamante ne bu ñu fa nekkoon benn pas en arrière duñ ko teg dañuy songante gars yi te bu ñu songante bakkan rot président Sonko lu ñu àndee ak moom ak coalition Sonko lu ñu àndee du ay affaire u defante lu ñaaw wala waxante lu ñaaw mais wax loo xamante ak def loo xamante ne tey Sénégal la si mën a teg bëtam dangeen ko dàq beneen ko dàqee mu bind livre kooku il est pacifique beneen ko dàqee nekkul dafa xeex ak yéen wala mu mobiliser nit ci pour xeex dangeen ko dàq mu dem làqatu yi bind livre ne Sénégalais yi man lii laa gis mobiliser ñëpp autour de projet bi donc dama leen di appeler à plus de responsabilité ci ni ngeen di gérer ak ni ngeen di waxee ma daaneel rek pour wax leen injustice bi nga xamante ne moom Sénégal fa lay daanelee loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moo indil lii yëpp tey boo gisee damay joxe rek benn cas seetlu nañ ñu ñëpp Sénégalais ni ñuy nekkee di def ay live vidéo ci YouTube ak fu mu mën di nekk ay WhatsApp ak et cetera ñu bëri dañuy taxaw di wax lu ñaaw di def loo xamante ne sax war ñu ko def wala ñu koy inciter lan moo indi loolu man sama jàngat lu indi loolu nit ki bu la falee nga jël justice téye ko di ko utiliser contre moom nga jël corps armé yi téye leen nga jël assemblée nationale Moustapha Niasse def fa loo xamante ne c'est inédit man de Sénégal laa juddoo mais musuma gisoon am Sénégal vote sans débat ci loo xamante ne dafa crucial te fekk Abdoulaye Daouda Diallo ñu ngi jógee ci élection yow lan nga yow lan mooy su vote sans débat mooy ba ñuy voté loi sur le parrainage Abdoulaye Daouda Diallo jaar lañu ci élection législative yu méttee jox ko suñu 52 milliards ñu war a defal suñu carte jox ñu suñuy carte voté ñu war a voté ñu toog tuuti ñu imposer une loi sur le parrainage ba pare voté ko sans débat loolu lañu ñuy indil donc nit lañ ñoo xamante ne tey amuñu benn leçon bu ñu jëri ci ñoom ci affaire justice ci affaire équité ci affaire responsabilité surtout. d'accord voilà ma jeexalee rek wax la ne la Aly Ngouille Ndiaye bi nga xamante ne moom la ñu imposé aussi dafa nekk li nga xamante ne mooy gën a indi coow li parce que Macky Sall ba mu laajee ne dañoo jëlee Ousmane Ngom nañ ko fi jëlee Abdoulaye jëlee woo ko fi woon mais tegoon na Cheikh Gueye mu organiser élection yi tey Macky Sall boobu moo taxaw di imposer Sénégalais yi ne leen Aly Ngouille Ndiaye moo organiser élection yi par force donc tegu ko si dëgg tegu ko si yoon. jërëjëf kon yow da nga jàpp ne daal Fadilou les germes de la violence bi nga xam ne moom la ñuy dund tey génnewoo ci li nga xam ne mooy la gouvernance politique ak processus électoral bi nga xam ne tey ji aboutissement bi mooy liste boobu nga xam ne juróom la ñu tànn ci 28 yi nga xam ne ak fait irresponsable yi ministre yi def. très bien alors Sow Abdourahmane nga bokk ci COS M23 ci violence boobu ak li nga xam ne ragal nañu mu taalu mu ëlëm nit ñi mooy bu dee dañuy ku nekk wala am ñi nga xam ne dañu taxaw it ne wut nañu ay gros bras ñi nga xam ne ñoo leen di taxawal loolu ban njàngat lañ ci mën a andi balaa ñuy dellu si waat ci li nga xam ne moom moo sabab maanaam processus bi ni nga ko brossé sànq nga xam ne moom tey ji moom bokk na ci andi coow li. waaw mooy li ñu doon ragal rek xëy na nga may ma wax honorable avec tout le respect que je lui dois que je pourrais en métaphore considérer que man ak moom dañ bokkul niveau bi ñuy footballé. man je considère et je l'assume que moom peut-être 4e division lay football ci démocratie ak dimension réew mi ñun pour ñun dañu dépassé ñoom Messi parce que dafa am lu bëri lu ñu dund mu xëy na moom mu ëmb ko moi je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit fii au Sénégal ci suñu may def amul non pas de compte à rendre ñun waa COS M23 et on dépend de personne que de la volonté du Seigneur qui nous a guidés dans ses pratiques li mu wax dëgg la de opposant yu nganda lañ yu mag sax waaw. mais est-ce que taxawaay boobu kon non moom la ñuy taxaw du waroo ak taxawaayu société civile ni ñu koy waxee jamais waaw costume bii may sol bokkul ak sama être man mon organisme lii yëre la gis nga moom moo toll ci manipuler bu leen génn société civile toogal fii opposition toogal fii man carte d'identité Sénégal laa yor carte d'identité Sénégal laa yor Sicap Liberté 3 bii laa cosaanoo dëkk ci réew mi
nga bëgg ma organiser si say njuuj njaaj naan ma intellectuellement ak scientifiquement ak yow opposant la dama koy wax ñuy dégg luy sos lu du dëgg luy jaay doole luy nappaaje lii Macky Sall di def yaa ko wax kay ba tëdd dañ koy jaamoo yàlla yow dañ koy jaamoo yàlla fii sabilillah grand loolu laay wax honorable ñun dañ daan toog kër Amath Dansokho 2009 tous les jeudis ba fa Macky Sall di nekk gan dinañu fa fekk ñu koy dalal man fa la ma fekk moom ak Seydou Gueye ñuy xeex pour li ñu gëm et qui peut dire que ne jamono yooyu manipulation amul woon il faut l'admettre que Ablaye Wade n'a pas été si mauvais et qu'est-ce qui kan moo doon incarné loolu mais c'est même leader politique parce que boo gisee ni réew mi mel tey bu dee da ngay logique da nga naan mais kon ñii dañu doon nax wax na ko fi léegi que tous ces combats que vous nous avez incité à porter au prix de la vie de certains Sénégalais nee ngeen loolu du woon dëgg ah mais duñ toog ne ah bon kon quand on disait que Ousmane Ngom ne devait pas organiser c'était pas des principes c'était de la manipulation c'était un faux jeu quand on disait que Abdoulaye Wade dafay manipuler institutions yi c'était de la manip c'était un faux jeu xam nga lu tax parce que kii doon wax baaxul ba gars yi dee ci mais kooku moo ñëw ne baax na bëgg ñu ko imposer après nga ni ma ne t'oppose pas à ça soit une société civile équilibrée ñun dimension boobu la ñu dépassé bi ñu comprendre. mais foofu aussi waxul ne baaxul dafa ne. système politique bu Sénégal rek yegg na foo xamante ne kenn mënatul sàcc. élection waaw nañ bàyyi way yi. système politique bu yeggoon fu ñu mënul sàcc élection yi Macky Sall lu toog fii di indexé Ibrahima Diallo qui est à la retraite ou bien qui doit faire valoir ses droits à la retraite depuis 2015 mu téye ko fi téye ko suñu fichier. ba keroog mu baan wax fa loo xam ne man dee naa ko sama ay jege ñaale 2 mois avant ne leen waa ji dafa am dossier ci kaw table Macky Sall mu baan a wax ça me protège parce que man yoruma dossier bi mais taxaw na ci rajo ñëpp di ko dégg mu ne ko yor fichier bi que Macky Sall la waxoon jamono yële en 2011 ñu toog ne kii du ko organiser ñi wóoluwuñ ko kooku la fa baax seetaanoo 31 décembre le président de la République de tous les Sénégalais les vidéos sont là qui avait tenu des propos fermes et clairs on récuse Ousmane Ngom on le récuse mais biñ ko laajee keroog dafa ne musu koo wax à la limite mu jékki-jékki il s'est énervé defuma ko avec agressivité ça nous renseigne de la nature de ki fi nekk mais suñ borom daf ci am wàll dañ ko ciy seet ne que daf ñu ne lu mu metti nag boo leen jàkkaarloo luy dëgg nee leen dëgg la ay Babacar Ba nee na je le félicite moi je ne suis pas de cette société civile je ne parle pas de Babacar mais qui va sucer ay bonbons je suis pas de cette société civile boo xam ne nangu na jël ay postes de responsabilité nga ci am ay revenus pécuniaires. J'ai vu un Sénégalais mourir il avait porté une tenue policière n'empêche c'est un Sénégalais doomi réew mi la mu tudd Fodé Ndiaye waxatuma sax ñoom Mamadou Diop parce que du camp des combattants ñoom Mamadou Diop dee nañ mais ci ñi nga xam ne yeneen réew mi doomi réew mi lañ bëgg Sénégal di def seen liggéey am na ku dee nga ne ay politiciens yi kan moo ñu doon xeexloo mais c'est responsable bi nekk président tey il cotisait aux dépenses pour ce combat comme yow Moustapha Niasse li ngay wax nii dafa terre à terre daf may def ree parce que mënuloo ko def ba pare ñëw taxaw ne baaxul bul ne bu leen ñu jaxasee loolu du wax du kii gis nga xam nga kuy jantal man j'aurais aimé que tu dises laa nekkuma ci dëgg s'il s'agit de dire que ne Macky Sall def na fay effort je pense que nous sommes parmi les seuls à assumer ça dañuy taxaw ne kenn tënkuñu luñ gis ne def na lu baax amul benn nit ci Sénégal bu ñuy tere ñu ne def na lu baax iñaanuñu sëquñu jëf mais bu nekkut ci dëgg te yàlla def na nekkut ci dëgg te benn acte rek la ñuy am mooy lam ñu waxoon ni du dëgg ñu teg suñu bët xam ne du dëgg moom lay jëfee tey loo leen bëgg on s'oppose à ça. Donc c'est ça le message. nañ leen wax Babacar mais bu ñu demee ba yegg ci fajal sa bopp. fajal sa bopp c'est vrai force de l'ordre ñu ngi fi bon ñuy am milice ba ñi itam di xalaata jël fajal seen bopp déjà sax ñu moom ils sont dans la rue ndaxte ñu ngi faj mer ku génn di dox ñaxtu ak yooyu dafa mel ni da ngay fab mer la nga mënul bu ñu demee ba yegg foofu itam ndax tiitaange du am. dafa bëri sax danger yu nekk ci li ñuy wax nervi yi wala li ñuy woo milice ndax am nga ASP yi mu wax nii ñoom ils n'ont pas le droit à une arme létale ñoom sax est-ce que am nañ droit sax yor liif man je ne pense même pas que bokk na ci liñ leen di jox parce que ñoom
genre intermédiaire la ak pour informer ñi nga xam ne ñoom lañ jox sañ-sañu très bien violence léegi nag boo jëlee à côté nga ne da nga jël ay mbir ce qui est d'ailleurs très contre-productif ndax man ma am ñaari policiers yoo xam ne dañ leen former ci sécurité rapprochée moo ma gënal ma yor fukki mbir yoo xam ne jàngaluñ leen naka la ñuy defee sécurité rapprochée parce que ci xamul mun na sax rey ka muy garder premier niveau mais le deuxième niveau ñooñu boo leen recruter ba pare ñoom ñu war a dem jàmmarloo ak ay nit te ñooña bu ñu jógee mun nañ am ay xeer xam nga policier bi luñ ko waajale pour mu dem loolu dañ ko wutal casque weñ ak visière jox ko bouclier bu nit ñi seere mun a sànni lacrymogène pour mu tas waaye yow yoroo ngànnaay yooyu yëpp te amoo sañ-sañu yor paaka amoo sañ-sañu yor barre de fer amoo sañ-sañu yor jaasi kooku lan mooy njëriñam ci ña koy sàkku nag ñay taxawal yooyu nag ban atte loolu laa la doon wax léegi ci yoon xam nga comme yoon dafa am nu mu tëdde yow boo wàccee jarul ñu koy wax ba mu jëm ci kaw bés boo ko yëkkatee rek ñii nga xam ne police judiciaire yi war nañ mën a def enquête xam la ca nekk dëgg ak la nekkul dëgg procureur war a jóg jël responsabilité am wala teg la ci yoon ñu xam ne lii mooy yoon kooku boo ko defee même nit koo xam ne dafa nekk ci nguur gi ëllëg nga def ko ku nekk ci opposition kenn du wax dara mais loolu bu amul foofu la problème bi ne c'est-à-dire la notion d'équité la notion de justice balance bi li tax ñu def ko mooy ñëpp ñoo fay yem mbaxana nekk fa benn loolu nag bu amatul rek nit ki fajal boppam nit ki jéemal boppam wala nit ki loo àtte moom du ca gis boppam te doole ba am xam nga tey banque yi ngay dégg nii yëpp ci lenn rek la lalu xaalis yi ñu jàpp ni ay kayit yu ñu jël rek dessiné ko ne bii mooy dollar bii mooy euro loolu rek lañ ñu jox lan moo tax ñun ñu gëm ne lii am na njëriñ ba mu am valeur parce que kóolute bi ñu am kon dëkk bi ci confiance la war a dox confiance boobu moo war a nekk ci système électoral moo war a nekk ci système judiciaire moo war a nekk ba nga xam ne nit ñi dañuy jàpp ne bu ñu jaaree fii mbir mi sotti beneen mbir mi ngeen xam ne jot ngeen ko aborder te man bëggoon naa profiter ci plateau bi pour ñu wax ci tuuti mooy la notion de société civile daayira yi ci notion ci société civile lañ bokk kenn mënu leen ci génne les associations sportives et culturelles ci société civile lañ bokk kon mënuñu jël rek benn groupe nit ne ñi ñooy société civile buñ soxlaa ñu dem non démb ak barke démb ba nit ñi di tàmbali ONG lu mu tekki non gouvernemental organisation non gouvernementale xam nga lu taxoon ñu def ko parce que dafa am ñu doon yëngatu di liggéey ci wetu nguur te gis ne comme nguur mënul matale la muy def ñoom dañuy ñëw complété mais ñoom dañ ko doon def ci kaw kuje au départ c'était des opposants au départ mais tey dem nañ ba évolution notion bi non gouvernementale bi gisatuñ ci négation mais complément yu gouvernement lañ ciy gis donc confusion yooyu tamit war nañ koo dindi Sénégal ba bañ a étiqueter ay nit rek comme mu nekk comme bu fekkoon mooy li muy wax ni mu ne ñii fan la ñuy rendre compte kan moo leen yebal parce que loolu c'est un problème et il y a des sociétés civiles politiques xam nga li ñu doon wax les anarchistes dafa am ñu nekk ci système bi ñu nekk nii te ñoo gëmuñu système bi les black blocs xam nga dégg nga leen tugal fu xeex am Davos ak feneen fu am ils viennent et c'est pour croiser le fer gilets jaunes yi bu ñu tàmbalee ñoom ñoo ñëw mais bu ñu ñëwee ñoom ci ban dimension la ñuy dem dañuy dem au combat parce que mënuñu jël ñëpp tamit ne ñëpp da ngeen di tënku ci idéologie yi fi ne nit ki di nga ko bàyyi ca la mu gëm mais looloo tax nguur daal di waajal ay nit pour mun a def face à ces gens-là ñooñu noonu lañ gisee àddina dans ce pays là nag ñu ngi koy wax di ko waxaat dafa am ay éléments de langage yoo xam ne dañ ko war di moytu ndax tey bu ñu amee nguur gu war a organiser ay élections honorable député dem naa dégg la plupart du temps ñuy wax ni kenn mënatul sàcc élection au Sénégal mais tey ban système yi ñuy am anti-vol yi système de surveillance yi ñu am pourquoi muy évoluer
parce que système boo am tey nit ñi mun nañ koo dépasser sàcc la nga dem ci leneen kon sàcc moom mu ngi mel ni pël bi taxaw si mu jàkkaarloog man rek ne ma Babacar jarul ngay nëbba sa xaalis bi du ma ko sàcc te man wóoluwuma pël bi damay jàpp ne kon dina ko sàcc donc loolu c'est des éléments de langage à ne pas utiliser c'est à l'État de rassurer État ki war a organiser mooy rassurer kii wax parce que système bi dañuy jàpp ne buñ ko jaaralee ci yoon ku nekk bu jëlee kartam rek bu bés baa mbir mi dina leer et c'est ce qui est arrivé en 2012 à un moment donné ak lu ñuy munti wax peuple bi dafa toog jàpp njàmburam gis nga man mii ca jamono gis ay yenn kilifa pour ñu jéem a jublu ci ay rapportu élection parce que le danger était tel que foofu lañ tolloon ñun ci calcul mais à l'épreuve on s'est rendu compte que les Sénégalais avaient la sagesse d'aller très tôt de voter toog xaar résultat mais loolu système bi bu fekkee ne dafa déréglé ba nit ñi yaakaaratuñ ne la mu demoon noonu mun na demee noonu ñoom li ñuy am mooy logique du chaos cere bi mënuma cee jot ma xëpp ci suuf parce que ñun on court un risque le véritable risque que nous courons mooy bu ñu bricoler mbir yi nii ba yegg ci élection mu am contestation post-électorale problème day am. d'accord ci contestation post-électorale boobu sax c'est vrai ñiy woote jàmm yëpp ak ñiy organiser dégg nañu le ministre de l'intérieur moom it nga xam ne mbir mi dañ koy organiser autour de lui budul sax moom moo koy organiser wala kay joxe yi tegtal yi ak technicien yi nga xam ne moom la àndal mu ngay woote dal te xam le ne it ñu ngi jël ay matukaay honorable foofu laay ñëw ak yow annoncé na sax ci wàllu xaalis bi lu war a toll ci 14 milliards yoo xam ne moom lay coûter donc loolu mu ñuy delluwaat ci la nga xam ne moom moo laloon ci benn yi ponk yi laloon parrainage bi ndax dañu wax ne candidats yi dañuy bëri élection dafay cher itam ñu war a rationaliser yooyu yëpp boo ko jëlee tey bokk na ci façon yi nga xam ne moom lañ tëgg processus bu parrainage bi ba ci candidats yi nga xam ne ñuy juróom ñu tànn leen bokk na ci lu jur contestation bi ci processus boobu yëpp boo ko toppee sànq ñu ngi wax ne loi boobu dafa jàll sans débat à l'Assemblée nationale bu ñu doon dellu soit ci parrainage boobu ak fi mu toll tey candidats yi di 5 ñu jëm ci le scrutin proprement dit bu le 24 février ndax xel mën na dal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi tey ñi nga xam ne ñu ngi woote rek ne wóoluwuñu. moi je pense que ne li nga xamante ne mooy parrainage bi loi bi ak emprisonnement Karim Wade ak bu Khalifa Sall je pense que c'est derrière nous fu mu ne nii li nga wax nii moo gën a am solo naka la ñuy organiser élection yi xam nga mais ñaar ñooñu nga tudd façon gi nu génne ci parrainage bi aussi ci maanaam ni leen conseil constitutionnel maanaam ne ba retenir seen candidat xam nga loolu damay reprendre rek li nga xamante ne président Abdoulaye Wade waxoon na ko en 2012 bi nga xamante ne conseil constitutionnel joxe na candidat yi waroon jongante mu ne yaakaar naa ne xeex beeg xuloo bi jeex na comme que conseil constitutionnel joxe na verdict ñun ñëpp nañ ko nangu te Macky Sall nangoon ko dem campagne te nekk ci terrain bi ñu liggéey bi nit ñi nekkee fii di sànni xeer ay place de l'indépendance di xeex di xuloo dafa ñëw retiré wu ñëw siège am convoqué directoire nañu ñun lan lañ war a def ci contexte bii nii waxtaan ak ñëpp ñu ne ko président solo sa dàll nga dem ci dëkk bi campagne noonu la def tey yàlla may ko réew mi xam nga processus électoral dafay am fu mu jógee ba ci aboutissement bi muy li nga xamante ne mooy ba proclamation résultat yi par le conseil constitutionnel te foofu moi je suis convaincu que ne damay doon ñi nga xamante ne dañu nangu contrairement ak li Babacar wax man gëm naa ne élection fii ci réew mi kenn mënatu koo sàcc loolu lu ma gëm la ñoom kenn du ma contredire xam nañu ne kii yi retrait carte d'identité yi je pense que ne fu mu ne nii délocaliser nañ ko décentraliser nañ ko bu baax a baax ku nekk commune bi ngay voté yóbbu nañu fa sa carte mi ngi foofu man Parcelles Assainies bu ma dëkk bi ñuy indi carte yi 22000 cartes lañ fay indi
sur un fichier de plus de 100 000 22 000 cartes nga fa waay ki nga xamante ne yow sa carte intéressé na la bëgg ngaa voter mais demal nga jëli ko donc par rapport à ça amul benn problème amul benn jafe-jafe gis nga noonu lañ koy toppee niveau bu nekk ba cour suprême ba conseil constitutionnel ku si nekk rek coalition bu si nekk rek am nga sa représentant te doo ko dégg mu wax mukk ne sàccee doo ko dégg mukk mu wax ne sàccee bu ñuy def dépouillement cour suprême dañuy compter benn par benn PV par benn PV ñëpp di xool doo dégg mukk ku ne fii awma lii doo ko dégg après bu ñu génnee résultats yi ñuy contester je pense que ne loolu ay man gëm naa ne parce que boo demee tey yi France ministre de l'intérieur mais bureau lay toog sax di commenter ay résultats par thème loolu c'est-à-dire que ñoom gis nga su leen neexoon tey man je pense que ne tey toll nañ foo xamante ne nii Pastef sax mun nañ leen jox ministère de l'intérieur. waaw mais maintenant léegi balaa ngay yeggale foofu waaw. duñ fa mën dara. revenant si li nga xamante ne nii moom mooy société civile. bi nga may invité. moom il a avoué que ne moom opposition la bokk. waaw moom. je pense que ne opposant la. waaw opposant nga ak opposition defe naa benn la. non ma xëy na da nga amul dégg-dégg. waaw d'accord bàyyi ko mu d'accord mais de toute façon. de toute façon. opposant la. de toute façon invité nga ñaar ñoo xamante ne bokk nañ opposition. ak kenn ku bokk mouvance présidentielle ak kenn koo xamante ne yàlla dogal na expert la dafa neutre. donc loolu beneen yoon na nga jéem a équilibré c'est important. waaw mais en fait. non xam naa boobu xamoo woon ne. non loolu. s'il te plaît Bamba. s'il te plaît Bamba. de toute façon moom. xam nga société civile la moom laa mën a jàpp. de toute façon maintenant bu lay tontu nag moom mu jàppee boppam ne. opposant la assumé na ko là je prends acte. xam nga mais ba ma koy invité. waaw COS M23. man xaw ma ko mu bokk ci opposition. mu xam nga bokk voilà. xam nga bokk M23. daan fa liggéey bi nga xamante ne président Abdoulaye Wade moo nekkoon au pouvoir ñuy xeex fi mu bokkoon defe naa ne moom après daf ca génn xam nga am na ñoo xamante ne naturellement ils sont comme ça. M23 boobu doon xeex Abdoulaye Wade loo ko jàppee woon yow. ils sont jamais satisfaits. non M23 bi yoon dañ doon xeex injustice. ak yéen luñ doon xeex. dañ doon xeex injustice. xam nga du ñu woon opposant. xam nga li gën non c'est-à-dire que dañu doon xeex li nga xamante ne mais. yow li nga xamante ne. non laaj na la. xam nga ñun yàlla dogal na. yàlla dogal na président Macky Sall xam nga lu mu ñu yare bañ a arrogant. wax ju sell tey wax nànk. très bien fii dañuy loolu yàlla dogal na loolu. c'est-à-dire que man fu mu ne nii. yàlla du def mukk ba ma wax fii ba ñàkk. non du ma fi wax ba ñàkk du fi am du ma fi wax ju ñaaw. waaw dama ne léegi ñu société civile boobu. M23 ba doon la boobu xam nga lan lañ doon xeex. Ablaye Wade ndax opposant la nga leen jàppee woon wala société civile. non xam nga lu ñu doon xeex. dévolution monarchique bi nga xamante ne président Wade mi ngi ko doon teg ñëpp a ngi fàttaliku 23 juin bi nga xamante ne amoon na assemblée nationale. mais lu ñu bëggoon mais bu fekkoon ne voté nañu ko foofu mais kon tey président Macky Sall du dem au pouvoir tey ñoom duñ fi toog sax di espérer ne war nañu mën a dem au pouvoir parce que bu boobaa ku am 25% mën nga génn fal. donc je pense que ne bu boobaa lan lay xeex bii. COS M23 bi moom waxal na ko boppam. ñoom vraiment. am ay actes yoo xam ne amoon nañ ko. voilà ñi Macky Sall am li mu reconnaître woon. ba mu nekkee opposition tey jii mu ne loolu. du ci dugg ñii moom waxal na ko boppam xëy na du ma si jaaraat pour bañ a werante. moom wax na la fu mu féete te jaral na ko bakkanam bii. très bien donc c'est clair. am na ñoo xamante ne. sont jamais satisfaits. am na ñu bokkaloon M23. tey jii yaakaar naa ne ñooñu ñu ngi continuer sont satisfaits. li nga xamante ne président Macky Sall noonu lay dérouler. revenant sur les gros bras. xam nga tey jii man jàpp naa ne. jaadu na tey ñooñu di jàppe seen bopp agent de sécurité di jàppe seen bopp mbër jàppe seen bopp nervi te ñu leen di recruter. toll nañ foo xamante ne ni man su doonoon sama sago ñu wër leen dajale leen di leen former di leen encadrer. te nga yaakaaroon ne ñu mënuñu ñàkk. ñu bañ a dem ci ñoom rek. te non bàyyi parce que tey jii fu mu ne nii kii leader am.
buy génn ñu muy àndal ay 50 gros bras lay àndal di dem mais jàpp naa ne ñooñu war nañu leen former ba nga xamante ne du ñu gaañ bay reye ça c'est important toog defal leen ay formation ay encadrement yoo xamante ne am na fi des sociétés de gardiennage yoo xamante ne ni wax dëgg yàlla wala booy recruter nga dem si ñooñu recruter au lieu ngay recruter koo xamante ne ni mbër la rek am na doole xëj na stratégie bu mu la war a mën a garder du ko amu ko donc je pense que ne Babacar loolu am na solo mën nañ si quand même jël ay initiative yu mel noonu former leen pour que ñu mën di assurer campagne ci Fadilou Keita may wax ne yaa ngi bokk ci coalition Sonko président ci li nga xam ne tey ji c'est vrai processus électoral bi am na ñu ciy ñaxtu yu bëri mais li gën a am solo wala ci li des mooy la nga xam ne ci lañ jëm mooy le scrutin proprement dit te kàddu gi feeñ na sànq ne wax nañ ne ñi face à ñi nga xam ne ñooy récuser le ministre de l'intérieur yow mi wax nga ko que élection mënatuñ ko sàcc ci Sénégal ndax confiance bi nga xam ne ak dal gi nga xam ne moom ngeen di xaar ngir jëm ca scrutin boobu yéen a ngi ci tey jii. waaw nga may ma rek ma tontu li député wax léegi honorable député ci gros bras yi nga xam ne dañoo war a former xam ku mënul former ay jeunes sénégalais 40 000 étudiants ñu ngi ci mbedd mi mënuñoo jàngi ndax sa dette intérieure mënoo koo fay nga taxaw naa dañuy former ay gros bras ak ay mbërëk yooyu c'est parce que loolu ngay wax xam naa peut-être amul cohérence waaw da nga xam ne da ngay dellu sa xel nga xool bu baax li ngay wax parce que fii tooguñu fi pour def ay waxu tàppale ak yooyu dañ fay toog pour waxtaanee loo xamante ne Sénégal yi dañ see mën a jàngatee ndaxte ñun dañoo taxaw ci instance yoo xamante ne ñoom egguñu fa bay mën a gisal seen bopp donc dañu leen wax loo xamante ne dëgg la mais ma rek ma continuer bi ngay wax ba sànq bi ngay wax da nga may may rek ma ñëw da nga may may rek ma ñëw ñun Aly Ngouille Ndiaye nous le récusons pourquoi Aly Ngouille Ndiaye tey il a tout intérêt que Macky Sall gagne élection yi du parce que dafa bokk APR non Aly Ngouille Ndiaye li ñu naqari si ressources naturelles Sénégal yëpp Aly Ngouille Ndiaye moo ko teg Sénégal képp ku bëgg Macky Sall gagné élection yi Aly Ngouille Ndiaye moo la ko gën a bëgg moo tax Macky Sall teg ko fu mu ko teg muy benn bi si des Aly Ngouille Ndiaye dafa toog plateau ak sa naataango taxaw wax ne bu sañoon dina def lépp lu mën moom li nekk xam nga xamante ne moo war a organiser élection yi bu sañoon dina def lépp lu ma mën ba ki nga xamante ne mooy mbërëm di Macky Sall gagné élection yi donc kooku su manduwul ñun mënuñu ko wóolu ba koy dénk suñu élection donc ñun Aly Ngouille Ndiaye wóoluwuñ ko damay laaj Sénégalais yi est-ce que tey à 1 mois des élections nga jox opposant bi carte électorale est-ce que loolu nekkul loo xamante ne mën na yee fitna carte électorale mooy bureau vote yi te modifié ngeen bureau yi vote yu bëri dem lañ jot carte électorale ñun xool nañ ko Touba lan ngeen fa def parce que xam ngeen ni moo leen fa gagné Ablaye Wade moo leen fa ëpp doole ngeen fexe ba kenn votewul ngeen tas ko naka ngeen mën a organiser élection dem ba Touba indi bulletin yëpp teg ne bulletin Ablaye Wade nekk fi te Ablaye Wade moo war a gagné foofu ñëpp xam nañ loolu ça c'est de la irresponsabilité nit ki nag bu ñu dénkee état ngay liggéey da nga war a tëddee njaaxaanaay ba pare lépp looy def nga xamante ne da nga koy def non seulement bu ñu fi nekk tey mais aussi da nga koy def pour la postérité. lan moo xewoon Touba à ton avis. Touba li fa xewoon mooy. bi ñu nee suba la élection. yëf yi dafa taw. ay abri provisoire la woon n'est-ce pas urne yi naaw. du dëgg yenn bulletins yi kii c'est-à-dire que loolu moo fa amoon. moo taxoon ñu toog ba ay midi vote bi mënul commencer. très bien. parce que imaginez lu toll noonu Touba. bureau de vote yu bëri noonu bulletin de vote yu bëri noonu et puis. ci inconvénient bi itam dem na ba ci yoon justice leeral na ko. voilà nekk na aussi liste yi bëri woon na bëri boo xamante ne c'était important décision bi moom loolu nañ ko bàyyi justice dafa naa réglé na ko ba romb nañ ko quoi parce que loolu moo xewoon Bamba mais boo ne lu ñu def Touba. waaw tëbul tëb xew. balaa moo xew président bi mu naan républicain la du républicain xam nga la ma tudd républicain. balaa moo jot si nguur gi nekk premier ministre dem na taxaw war a voté yorul carte ne day voté par force bis bu élection jotee nga dem jéem a voté ndax te yoroo carte nga xool lu ñu lay def duñ la may dara kooku moo ñuy diriger tey daf ñoo nax ñun ñëpp il a surfé sur la vague de la haine ak métit bi ñu doon métit lu Ablaye Wade ak naqar yi ñu tegoon ba ñu mere ko si loolu la doon surfé ndax li ñu doon wax jamono bu nekk nga dégg dafa inscrire carrément à l'opposé de gëm-gëm yooyu nga xamante ne moom la ñu doon woo. ba pare ma wax la benn affaire te Macky Sall foog mu ruus askanu Sénégal foog mu ruus kilifa diine yi
fa mu rus li fi Cheikh Amadou Bamba liggéey fa mu xool li fi Cheikh Ibrahima Niass liggéey déglu ma tuuti rek dama tuuti ma ñëw honorable xam nga man yaa ngi wax sànq ba tey ma lay déglu il faut ñu dégloon tey waaw mais xam nga boobu ba léegi waxuma ne Macky Sall delloo si xelam Macky Sall delloo si xelam ñun xool nañ ko xam nañu amul fit moom moo toogoon kanamu sëñ Bara di jooy xàccet naan Ablaye Wade damay tëj regarde-moi tey moom la xalif généraux yëpp ñaan pour mu baal Karim Wade Khalifa Sall mu bañ donc nekkul koo xamante ne tey mun nañ jël si moom exemple gracier na Karim nag yooyu itam Fadilou gracier na ko may na Karim grâce non may ko ba pare mu yore su mu ne da koo tëj non may ko grâce ma jeexal foofu parce que c'est important aussi dafa taxaw ne mën naa ko sax amnistier bu nekkee fal lañ ma ba pare comme si 138 milliards yi nga xamante ne moom ko lañ këroon jiiñ moom faloom gi moo ko solo te loolu dañuy public la te état xaalis da koy dépenser ci budget mais aussi dafa am lu ñuy wax contrôle des comptes mu nekk ci mission wu ministère des finances mais Macky Sall bi ñu ko falee ba léegi agence yaa ngi liggéey mobiliser ay milliards sénégalais yaa ngi nii di jur ay doom ci kaw charrette te ba léegi milliards yooyu amul benn jeexital pourquoi parce que rapport yëpp mi ngi mu téye ñu noonu ça c'est la gouvernance économique ci li nga xam ne mooy scrutin bi proprement dit bu ñuy parce que tey pratiquement ci lañ toll campagne bi ubbeegul waaye njeexital ga dafay doon scrutin bi ñàkk a wóolute climat de confiance bi nga xam ne moom moo am yéen naka ngeen ko jàngate tey jii ndax gëm ngeen ne scrutin bi dina jaar ci yoon ni ñu koy waxee normalement ni ñu ko bëggee waaw scrutin bi pour mu jaar ci yoon foog naa li ko jiitu mooy nit ñi ànd ak dal ak jàmm bu amee ci réew bi scrutin dina am maintenant est-ce que fii ak boobu jàmm ndax dal dina mën a am waaw dal dina mën a am quelles sont les conditions sont-elles réunies c'est là où le bas blesse et c'est le problème qui se pose ñuy fàttali rek ne que chaque fois moo wax au niveau de la COS M23 nul ne peut prétendre que ni moo gën a bëgg réew mi kenn muy man ak sama morom ku nekk fa nga nekk yaa ngi fay gor pour li jëmale réew mi kanam autant que nous sommes am na ñu nekk ci pouvoir bi ñoo xam ne c'est des patriotes xëy na situation yi neexu leen am na ci ñoo xamante ne kenn du leen dégg ñu ngay liggéey pour Sénégal jëm kanam ba tax na rek foog naa yéen yëpp buñ dajee mooy yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi kooku ñëpp ko bëgg ba parce que fitna bu amee arrangé wul kenn mais mooy li ma wax ne ñoom sociologue yi di ko wax mooy du dañuy commenter dañuy expliquer que ni xëy na lii ak lii moo indi lii ak lii bu amee dana tane xam nga consensus c'est en tout cas une dimension très très importante de la démocratie ñu xool ni que ba ci Abdou Diouf ba ñuy dem élection mais y a eu une société civile bu ñu dajale woo opposition woo pouvoir ñu waxtaan ba déggoo ñu dem ci élection yu apaisé quel que soit alpha le président Ablaye Wade ak wax dëgg yàlla def na fi li mu mën am na ay manquements yu bëri mais moom ba ñu demee ne ko opposition bi ne ko vraiment lii mooy suñu problème. mais manquement yooyu mënuñ ko nangul Macky Sall aussi. non xam nga contexte dafa am Bamba. xam nga gis nga frange yi composé ndaxte kenn mootul aussi une œuvre n'est jamais parfaite. yooyu yëpp honorable dafa am xam-xam dama ko ciy fan. kii dafa am lu mu wax lu dëgg lu am solo. sama genre gi yàlla buñ bëri ci réew mi sax si yàlla buñ fi bëri moo tax li nga ko laaj dafa doy waar de mu daw res honorable dafa daw dafa la ne ndax tu considères ce M23 bi Alioune Tine doon jiite ndax Macky Sall bokk ca Ousmane Tanor Dieng bokk ca Moustapha Niasse bokk ca Abdou Latif Coulibaly bokk ci Y'en a marre ndax ñooñu ay opposants la ñu woon wala déet tontu la s'il considère que ñooñu lañ doon xeex ay principe la du ñëwoon ay opposants bu ñëwee wax fii ni ñun ay opposants lañ il est en contradiction ak lu loolu normalul gestuel am sax du ànd ak verbalam teguwul daal. d'accord xaaral ma yeggali ba ci li nga ma laaj. dama lay wax rek waaw temps bi maa ngi jégalu dama la bëgg rassurer nga baral comme ça ñu tëjee ak que kenn amul Sénégal Bamba. wallahi azim parce que dañ koy wax mu ñuy seede kookoo ñu tax a jóg muy yàlla suñu borom. jàmm rek la ñu bëgg ci réew mi. mais dafa am loo xam ne dafa am solo gis nga tey jii. man sama conviction bopp laay wax. j'assume la COS M23 assume que depuis 7 ans elle s'oppose aux vices elle s'oppose aux dérives yi nga xam ne ñi ngi koy constaté xam nga dérives yooyu ni ñu ko xàmmeeloo le président Macky Sall ñoom Ousmane Tanor Dieng ñooñu ne lii foo leen ko gis rek opposez-vous. yaa ngi comprendre foo leen gisati procureur denc
dossier wu wala bañ a woote dossier wu 94 milliards wala 29 milliards laal 1,8 milliard ñu naan la rabat d'arrêt suspensif li ma sama benn comme xarit wax ne ma ndax mariage divorce bu idée bi jeexul sax nañ takk ma ne ko déedéet mu ne ma kon suspension bi yeggugul li ñu def Khalifa Sall Karim Wade liste 25 personnes nga ne ko ci coppet moom kese injustice boobu yàlla moo ñu ko njëkk sant ñoom tanoor fàttaliku ñu ko loolu ñu gis ko Macky Sall di ñu ci sax bu ñëwee nag sama waa ji Bamba mais bu yeboo ñu traité ñu du tout. très bien bëgg nañ jàmm. waaw bëgg ngeen jàmm waaye principe bi itam foog ngeen xeex ko mais dañ ne les revendications. te waxuñu sax waxu pause il faut pas oublier que la pause avec Mame Adama Gueye fait un travail nous allons participer à ce travail. pour que ñu mën a parce que gars yi 52 milliards la ñu fay jotuñu seen i ay carte d'identité ñi ngi transférer ay électeurs da ngay ñëw sa lieu de vote ñu ne la ndekete yóbbu nañ la fële nit dina fa dem yóbbu carte d'identité jour élection ñu ne ko nekkoo ci fichier bi lan moo ko liggéey man de dama jàpp ne. ministre bay waat ne kenn kattanam dina ko def pour waa ji falwaat que retraité yor fichier bi ak yeneen problème yi fi am bu consensus amul moom moo indi problème bii. d'accord kenn du sàcc ci biir fii kii ñun yàgg nañ siéger. d'accord ñun yàgg nañ siéger effectivement. kenn du fa sàcc. ñun en amont la ñu wax waxuñu en aval. très bien très bien tout très bien le long du processus mais jàmm rek ci Sénégal mais it xeex pour ay Babacar en quelques secondes. fu mu toll nii c'est vrai temps bi xat na lool ndaxte presque un mois moom moo def ci élection bi. ñëpp bëgg nañ jàmm waaye ba tey ba léegi ñu ngay joxar ñi la nga xam ne xëy na mooy lu ñuul la donte déggoowuñ ci ndax yaakaar nga ne ci diggante boobu déggoo war na ci mën a am de part et d'autre ba élection yi am ci jàmm. ci njàngat boo xoolee njàngat bu gën a gaaw bi man li ma njëkk a xalaat. mooy guléet ñoo am parrainage. moo am ñu bëggoon nekk candidat mënuñoo nekk candidat. conseil constitutionnel wax na leen ko. ñooñu lan mooy nekk seen taxawaay ci élection bi. kooku question bu mag la. waaw te mënuñu gaaw a am réponse bi. le processus électoral man de damaa jàpp ne défaite la ci ñun. ñun ñëpp nag Sénégal yëpp ñu toog en 2019 di wax ay waxu processus électoral. parce que lii dañ ko waroon weesu bu yàgg. teg ay règles yoo xam ne comme football nañ koy defee xam nañ règles yi xam nañ kii buñ demee ba bëgg a dugal VAR. dañ koy dugal progressivement testé xool ba xam ba nit ñi am luñ ci d'accord ñu doog koo dugal fii gis nañu au niveau de la France ou au niveau des États-Unis ñoom ñu dem ay élections ya am lu ci entaché dans le processus donc démocratie ak looy mun a am système bu baax mun na am effectivement problème mais li gën a doy waar mooy bu fekkee ne nit ñi war a dem ci jongante bi gëm nañ ne système bi am na lu ci làqu benn camp bi munul Moussa Kawaana ba gëmloo ñamu jàkkaar lool na sa xel dal nit ki liy dalal xelam mooy la muy gis am ci kóolute yaakaar ne bu ca demee jongante mun na am ndam waaye moom bu toogee yundu yaakaar ne lii su ma ci duggee tamit damay dimbale kële rek waaye mënuma cee am dara kooku pour mu dem ci jàmm ji day nekk problème donc ak ñu muy munti demee faw nit ñi jéem a trouver benn consensus ci processus électoral bi sinon on risque d'avoir des problèmes au-delà de l'élection. jërëjëf ndokk ba nga xamee ne it ñi war a wax ñoo ngi wax xëy na daañu leen dégg balaa booba muy këru diine yi société civile waaye sax waaye politique yi leaders yi ndaxte loolu feeñ na fi ak mbir yi lu mu tàng-tàng it contestation bi lu muy bëri optimisme yi itam yi mu yëkkati côté ko ñëpp gëm nañ ne daal li ñu bëgg mooy jàmm ngir violence bi nga xam ne moo doonoon porte d'entrée ci waxtaanu tey bi ñu mën ko fànk dem ci élection ci jàmm le 24 février 2019 ndaxte Sénégal aussi du yem ci 24 février 2019 kon foofu la ñuy tëjee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Abdourahmane Sow nga bokk ci COS M23 Fadilou nga bokk ci coalition Sonko président Babacar Diouf yow ngay analyste politique laaluñu sax coow li ak journaliste yi ndaxte ñoom ci lañ bokk honorable député Alioune Badara Diouf nga bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ngay député ci assemblée nationale ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu leen di dox rek dig daje incha allahu rabbi ajjuma waaye émission bi nag ci njeextal gi nii bu ngeen demee ci Facebook maanaam ci RDV di ngeen ko ci RDV Sénégal bu ngeen ko tapé rek mën ngeen ko suivre en intégralité tout de suite avec l'aide de notre digital manager avec toute l'équipe de la réalisation ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax